asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñuy seetaan ñu amati honneur ak grand plaisir tey di leen dalalaat ci seen beneen numéro cloche nga xamante ni nag toujours mi ngi xew fi nga xamante ni mooy Sénégal 7 la télé qui vous donne toutes les actualités à temps réel. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci pour les retours positifs kontaan nañ bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy seetaan ak taxaw bi nga xamante ni yéen a ngi ko am ci télévision bi lee ginnaaw nag cloche émission la boo xamante ni toujours dañuy seeti ay ndaanaan politicien wala sax ay célébrité tey dañoo seet si benn artiste boo xamante ni wax dëgg yàlla joué na rôle bu am importance ci l'éducation nationale du Sénégal et en plus de cela fexe na aussi ba képp koo xamante ni rek mu ngi ci milieu bi gën a dolli gëm boppam xam ne dëgg la liggéey neex na mais tamit wut loo xamante ni foo ko amee foo demit dañ lay naw am na solo lool muy wuyoo nag ci ki nga xamante ci turu ki nga xamante ni muy Mansour Mbaye Madiaga ñu gën koo xam ci Père Zora yaaram ziar nañ la. waaw soxna si ñoo ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah di julli ci Seydina Mohamed. di sant samay ñaari waajur di leen ñaanal yàlla xaral leen àjjana. amiin amiin amiin. di nuyu àddina bi yëpp. te ñaanal sama patron Cheikh Tidiane Diop yàlla tam xare ko àjjana. amiin 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 acca gis ngeen nuyoo bi nga xamante ni Père Zora jot na ko def fii ci cloche ginnaaw nag moo ngi nii te wax dëgg yàlla tungu ne du teew ñuy nataal question yi ñu préparé yëpp pour nar ko laaj ci kàttanu yàlla teewlu leen ñu en direct di ngeen ko gis en exclusivité acca Père Zora bi nga xamante ni bëgg nañ la ko njëkk a laaj mooy actuellement nan ngay définir le mot artiste jamono ji. waaw bon c'est-à-dire que. li ma koy définir mooy artiste. dafa doon loo xam ni. ñun ci yàlla jël lépp boole ñu koy def. dañu war a fonk suñu bopp. d'accord parce que ñun. yàlla moo jël ñu doon ay porteurs de voix. di jàllale ay messages ci àddina bi pour nit ñi mën a déglu. pour mën cee jariñu. d'accord kon ku ko bëgg a doon. li war ci yow li jiitu li war a njëkk mooy. ka nga fexe ba sellal. xam li ngay def xam li ngay wax. ba boo waxee. nit ñi mën laa déglu pour mën a jariñu. d'accord loolu mooy artiste. artiste dafa war a doon nit koo xam ni vraiment nit ku rafet xol lay doon. bon nit ko xam àddina tamit moom la war a doon. waaw ndax ki nga xam ne danaan. su ma nee dama ni ñu déglu ko. li muy wax war na bu génnee. jariñ ñi muy waxal. d'accord loolu laa mën a définir. noonu la mën a définir tey artiste. acca mu nekk définition bu am solo parce que bari na ñoo xamante ni nii nga ko définir tey jàppewuñ ko noonu. te tax na sax mu am ay dérapage yu mu am parce que tey star le mot star ci boppam. dafa am ñu bari ñu mu nar a sànq ci réew mi tey gisoo ne interprétation boobu nga xam ne dafay négative ni ko nit ñi jàppee taxul tey jeunes yu bari di def dérapage jamono ji surtout nag ci wàllu théâtre. xam nga la moo tax ci wàllu théâtre nit ñu bëri di maanaam dérapé. mooy que ñun métier bi. du métier boo xam ne dañ koy def. pour di wanewu. d'accord defuñu ko tamit pour àddina maanaam di am koom-koom. defuñu ko tamit pour nga génn ñu lay tàccu wala ñu lay topp wala ñu lay wala ngay fotowu. ñun defuñu ko pour loolu. métier bi dafa doon métier boo xam ni. yàlla moo yónni ay doomu aadama nii yéen ay messager ngeen sëriñ su baax si ñoo ko war a def tey maa ngi ñaanal maam Abdou Aziz Sy Dabakh Malick yàlla na ko yàlla xar àjjana te taas ñu ci barkeem ñun daal rek ko mësuñ jógee Dakar di dem di jouer ji Ndar jaar fu naan Tivaouane après Tivaouane la Jaksaaw waaw Jaksaaw bi ñu ñëwee ñu nag ñoom Baye Ileeg Babou Faye ak Baye Pël ak ma xura jëgg yeeg ñun ñëpp ñu wàcc mu recevoir ñoom bi ñu recevoir li mu njëkk a wax mooy lii ñun ngeen koy defal ku ci góorgóorlu tuuti yàlla mën na laa dimbali parce que ñun ñoo waroon taxaw di wax pour nit ñi jariñu kon bu ñu amee ñu ñuy waxal du ñu def lu dul ñaanal leen temps yooyu avant ñuy dévaluer yëkkati lu ma téeméeri junni may ñu ko ni moo ñu ko dimbalee kon seggam ñu baax ñooñu ñoo xam ne ñun ay messager nañu kon ñun war nañoo delloo suñu xel ba xam ne ñun ndaw suñu borom nañu ba lépp lu ñuy wax ñu teg ko ci yoon ànd ak yar ànd ak teggin te bañ cee gis suñu bopp d'accord ndax nit ki lépp looy def it gis ci sa bopp du am jëriñ ay may diw yooyu amul sens ñi fi nekkoon doon ay artistes yi gën a mag ci Sénégal ñii dee nañu ñii xewi nañu ñii mënatuñu yow xamal ne yow it sa bés dina ñëw
di nga dem ba dootoo mën wala kenn du la ràññee wala forum duñ la sa xool ba tax na période bi la suñu borom soxlaa nga doon messager war a jàllale ay message yoo xam nit ñi dañ ci war a jariñu fexeel ba doon nit ku yaru nit ku am respect nit koo xam ne tamit ku xam àddina nga parce que bala nga doon artiste il faut nga jàng ko tout à fait art du théâtre kenn du ko fowee dooni rafet naa rek wala jantal naa rek damay ñëw théâtre pour wanew wala lii laa ñi ko defoon ñëpp gis nga leen da nga gis nit ku siiw 1 an beneen at ba ca topp mu fay parce que li muy wootee du dëgg ci moom dafa ñëw pour siiw xëy na bu dee jigéen am ci borom kër bu dee góor xëy na mu am ci ay nit doxee fa teggi dem yoonam wala nangam ak nangam te aar du loolu aar métier boo xam ne la ku ko sellal yàlla jàppale la ci Acha, heureusement qu'il existe des gens comme vous yoo xamante ni dañoo jàpp ne milieu bi dañ ciy jaamu yàlla pour remotiver di secouer la vie des autres ñu mën di gis seen bopp aussi ci seen pièces théâtrales yi ngeen di def mu nekk yu am solo mais sànq dangaa dugg tamit foo xamante ni jamono ji mën naa ne c'est là où le bas blesse ndax tey nee nañ professionnalisme gisatuñ ko ci li nga xamante ni mooy théâtre ndax dañuy gis ay scènes yu obscènes yoo xamante ni day am ci biir série yi kenn du xam nu mu demee sànq nga expliqué ne bu dee jigéen da nga ciy bëgg juste am jëkkër boobu interprétation lañ ciy def bu dee góor da nga cee bëgg siiw par loolu lijjanteeti mu yomb est-ce que du yéen aussi yéen a war a taxawaat defaat beneen liggéey bu remarquable donte yéen a ngi ci ba tey mais pour faire face ci loolu noonu est-ce que jotul tey ngeen jàppale xale yi nga xam ne ñoom ñoo koy gisee noonu ngeen indi leen ci beneen dimension. non c'est-à-dire madame gis nga artiste warul xaar kenn du ko yedd. d'accord. ndax ko war a yeetee. d'accord war a yeddaatee. buñ demee ba di la yee war nga xool sa bopp. d'accord. gis nga jigéen. dafa am loo xam ni moom lañu soxla ci moom. d'accord. mooy sauvegarder honneur am. tout à fait. honneuru jigéen nag bari na. cër ci la bokk. xoolin ci la bokk. waxin ci la bokk. comportement ci la bokk. waxuma nag nga dem ba ni nag da ngay ñëw ñu fàng ci télé te ku ne xam na ni boo demee ba nekk artiste weer nga sa bopp ay nit a ngi toog seen kër di la bëgg lool di la bëggee yaakaar ni li ngay def mooy li gën kon yow def lu baax dong la war tout à fait. pour ko fa nekk ci kër di seetaan te xam ni daawul def noonu wala mu daan def naka sudul noonu su xoolee ci yow man a rangé wu xam ni kat man ndekete nii laa war a mel. d'accord. comprendre nga. moo tax jigéen ñi ci nekk vraiment dama leen di ñaanal nag parce que liggéey bu doxee ñëpp ci nañ bokk. man damay sant yàlla. bu aar bi doxee ba ñëpp leen daw ñëw si. dugg si ci. mais nañ ko sellal rek buñ ko sellalee diñ ci am li ñu bëgg. te ku ci yàqubul tamit ku ci yàkkamtiwul tamit li nga war a am di nga ko ci am. di nga ko am. waaw loolu mooy dafa Sénégal ci boppam muy sénégalais wala sénégalaise. li ko war mooy mu gëm boppam. am respect. xam mooy kan. loolu moo war. d'accord. waa ku dëkk fii ci réew mi. d'accord aca mu nekk lu am solo wax dëgg yàlla message bu fort ba mu fi bàyyi li ma doon wax rek dafa bëgg di gën a remotiver ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan surtout ñi nga xamante ni nag ñoo adopté préféré daal di jël li nga xamante ni mooy yoonu théâtre am na solo am na nag sama benn xarit bu ma yóbbante bi may ñëw mu ne Massou Mayma Diaga nee na amoon na un certain moment de sa vie ki ko jàngal théâtre ndeysaan ne ko ne ñëpp sax da ngeen a war a dem wut métier su ko defee li ngeen bëgg muy yomb loo leen bëgg jëndal seen bopp ngeen jëndal ko mais moom dafa adopté dem seeraas est-ce que du li mu nekk géwal dafa bëgg yàpp moo tax. waaw loolu mën na nekk nag parce que ñun buñ juddoo rek li ñu njëkk a xam mooy yàpp. ak sañse. kon da ngay dëggal sama xarit boobu. waaw dama koy dëggal parce que ñun géwal moom lu baax rek ki nañ bëgg. aja neex na. waaw. may profité nag sax ci loolu. naan géwal yi nañu gën a góorgóorlu. parce que li woon dafa won ni liggéey dafa xew. ñëpp dem wuti métier. bien vrai que ni taxaw naan diw liggéey sa maam fi nañ ko fekk te fi nañ koy bàyyi te kenn mënu ko fee jëlee. mais mu am lu mu àndal dina tax ñu gën la fonk. d'accord. ah c'est important. tu as vu mais man Cheikh Tidiane Diop daf ñu defal lu jafe ci àddina ko kenn mënu ko fay. ndax dafa fekk fu dara nekkul mu def fa dara. man bi may dem daara Kocc man tëkkat sabar laa woon. dégg naa ko. tey jii may tëkkat sabar ji. kon xam nga ni am na lu mu def ci man. yaa ngi may dégg
nit da nga koy jël valoriser ko loolu mooy àddina dafay taxaw répétition gis ñu ndeysaan yërëm ñu xam ne aar bi doxul metti na te xale yi bëgg nañ ko man maa ngi jóge Pikine kii jóge Guédiawaye kii jóge Tëngéej kii jóge Thiès kii jóge Wakaam ku ci nekk booy ñëw di répétition sax da ngay ñaan paas wala nga burle wala nga ñëw gis chauffeur bi ni ko ndax doo ma yóbbaale Ndakaaru wala nga dugg ci train bi mu xam ni vraiment lii metti na mu ni ñu bien vrai que bëgg ngeen aar trop te du ngeen tardé répétition mais dem nañ nga wuti liggéey ndax aar su doxee liggéey la mais bu doxul dama wuti métier parce que dina la permettre ëllëg kenn du la bett ci tournage te ku ne xam na ni artiste comédien journaliste animatrice ak animateur a yam dafa ni ndaan naan bañ nañ ko ba Njaga Mbay way na ko njaan naan du rafle dëgg la te ñun ku fës ci télé te booy tourner film wala ngay way wala ngay doon journaliste dem abbi yére mais bu yàggee borom yére bi dina taxaw ne yére bi maa ko moom c'est vrai. kon nit ku nekk nag balaa looloo dal demul wuti loo xam ne boo ci jàppee di nga suturlu ba heure boo toogee ci télé bi lu mu bon bu doon malikaan sax nga xam ne yaa ko moom nga solal ko sa bopp te dara du la ko may lu dul liggéey te liggéey donc ko may nit ndeysaan. ba Cheikh waxee loolu ma xam ne kii ku ñàkk ki ñaan la ndax mënoon nañoo bàyyi rek di ñuy exploité ndeysaan. temps boobu man tambour major laa ñi ma xam ci Sénégal bëri ñun surtout Pikine mais damaa jël loolu sànni ko ca àll ba nii nag yàlla li mu santaane mooy jaamu yàlla ak dem liggéey d'accord ma dem liggéeyi liggéey mooy intermédiaire du ko obsé man ci loolu laa démarré tout à fait. moo tax rëy baaxul effectivement loolu nga njëkk a doom tati ci yow. waaw rëy baaxul man damaa yar sama bopp ba pare tax rëpp boo ñëwee ma accueillir la loo bëgg nga wax ma yoruma dara ci li ñuy jaay moo mu ci dërëm mais borom bagage ba lay waxtaanal yow ma fexe la bëggal ba nga gëm ma ànd ak yow bu doon 200 wala 300 sax nga am ko ci mais est-ce que du sax loolu la yàlla fay ba tax ba nga ñëwee aussi yàlla da laa yóbbu benn niveau supérieur boole la ak benn waay bu nekkoon foofu. waaw yàlla bëgg loolu yàlla moo ni boo xëyee jaamu yàlla dem liggéey ma wan la may kan effectivement xam nga lan moo bon nekk góor am jabar am doom am mag am rak am famille boo xëyee toog ci kër gi di naan ataayaak di taxawaaloog bu góor ñu xëy jigéen ñi nga saagal leen bu ñu xëy nga duma leen xam nga di génn taxaw ci buntu kër di jaay estrom di demee entraîné ak yooyu gis nga góor li ko war mooy liggéey ba dee segam jigéenu Sénégal léegi ñoo mën a xëy fajar di mbëkkanteeg ñun ak suma laa góor nañu bàyyi toog ci mbedd yi di naan ataaya nañu bàyyi toog ci kër yi jéemuñu dara di dem du tukki yëkkati di ci gaal gi wala ngay fay say million dem passe dem Italie dem France dem nangam ñu dem fa te tekki woo dara balaa càgg la ngay fay di ko passé di dem bitim réew nga jël ko boo amee jom loo ci liggéey ci Sénégal yàlla mën na ko barkeel du dëgg am na ñoo xam ne mosu ñëw tukki waaye ku ñëw ñu wecc la am na ñoo xam ne mosu ñëw tukki château yi nekk fii ñoo ko moom d'accord tey boo doon seet Ndakaaru ñi fi juddoo yàlla na ma yàlla baal mais ñi fi juddoowul ñoo ëpp doole fii ci Ndakaaru ci kër yu baax yi nga xam ne moom la ñu am te dara may leen ko lu dul liggéey effectivement atia mu nekk message bu am solo message bu fort boo xamante ni Mansour Mbaye Madiaga bàyyi na ko fi lii nag day montrer ci interview yi mu jot a def yëpp kàddu gi du ci jóg cela veut dire que maanaam nekk na lu mu tenir à cœur nekk na loo xamante ni aussi noonu la mel ndax loolu la ñu wan mais nag dañuy continuer ndax sénégalais yi jàpp nañ ne un grand homme boo xamante ni dafa mel ne yow di éduquer mais aussi di motiver les gens il est temps mu créer fu boppam ni nit ñi di defee seen série di ko déposer ci télévision yi moom it mu def ko lan la mën a tontu ci loolu Mansour. non man am naa série ci télé bi parce que tamit presse art muy SSP am naa ñoom contrat wu 50 épisodes xam nga mais dama dem ba tàmbali ko ba ñu commencé def annonce am yeneen yu nekk ci man d'accord et mu tax xëy na ma stand by ko d'accord mais maag ñoom dañoo déggoo ba pare ba finaliser d'accord te yaakaar naa ne Sénégal bu génnee ku ci nekk sa xol dina sedd ndax Sénégalais yi dafa am lu nekk ci ñoom muy ñi nga xam ne dañu nekk ci touche bi ñoo dàq théâtre acteurs yi parce que buñ toogee télévision bi di seetaan mën nañ la wax lan moo ci nekk mën nañ la wax erreur yi mën nañ la expliquer nangam ak nangam
xam nga kon nag loolu bu fekkee man yàlla daf maa dimbali ma bokk ci artistes yi nga xam ne dama am troupe war a génne série comme ñëpp li may génne war naa ko segg bu baax ba su génne doon loo xam ne actualité lay doon ba pare dina doon loo xam te day jariñ askan bi ñëpp gis ci seen bopp loolu moo tax ma stand by mais am naa contrat ba pare quoi. jeex na aca kon day togg rek bu ñoree ñëpp lekk ba suur ci kàttanu sunu borom ñu xool rek ñu demaat ci beneen question bi nga xamante ni bu ma ñëwee sax ba dem te duma la ko laaj nit ñi dinañ ne lu dal caat mooy est-ce que yéen a ngi gis seen bopp ci théâtre bi déjà Sénégal. waaw ñoo ngi sant yàlla nag wax dëggante yàlla yabuma kenn nag mais artiste bu ci am fulla di nga gis sa bopp ci théâtre bi. d'accord man wax dëggante yàlla lu ma déplacé ci théâtre boo ma fayul du ma déplacé wu. d'accord gis nga internet bi nga ñëw di ma interview nii pour ma wax man waruma ko xam nga lan moo tax ma def ko Pape Ngagne Ndiaye man dama doon nit koo xam ni dama fonk sama nawle surtout nawle boo xam ne dafa am fulla gëm boppam nit ki yàlla li mu yor mayewu ko saraxewu ko da koy jaay gis nga boo amul qualité ak fulla ak fayda du la ko jox parce que dafay xam ne bu la ko joxee da nga koy sàggane ba mu wadd te du jariñ kenn loolu moo tax man sama bopp ma fonk Pape Ngagne du dara nag parce que man wax dëggante yàlla lu dul dëgg ci man du ma ko wax dama koy ñaanal yàlla na toog ba yàlla dimbali ko ba mu doon ay télévision yu bari yéen journalistes yëpp ngeen gis ci seen bopp amiin kontaan nañu bu baax a baax ci ñaani foor na seulement rek constat bi ñu def ba tax ma poser la question bi mooy dañuy gis ndaanaan yi nga xamante ni dañuy def théâtre mais bu ñu paree dañuy am ay problème oto dañuy am problème mu kër dañuy sonn lan moo waral loolu déjà lan moo waral loolu lan mooy def loolu. parce que dañuy am buzz ci jamono jooju lan mooy secret bi. waaw c'est-à-dire ne xam nga ñun tamit dañu organiser wul. d'accord c'est-à-dire que artistes yëpp bu ñu dajaloon doon benn bon et puis di xàccandoo di dóorandoo. kon ni métier yëpp doxee suñu métier day doxee noonu. parce que tamit nga baal ma actuellement nii production yi ci boppam ku ne amul xaalis dalay nax. d'accord parce que bon sponsor yaa ngi taxaw. boo defee lu baax ñoom ñëppay ñëw. tu as vu segam télévision yi ñoo ci rey seen bopp ak suma la producteurs yi du dëgg c'est-à-dire artistes yi ñoom ñoo war a doon benn yeneen te jàmm mais da ngay gis benn groupe buy bomb di def série mu neex lool ñëpp apprécier xaalis bi de taw mais dañuy dem ba ca biir ñaar wala ñett bëgg a lekk ci leneen lu ci keneen mënta am te du noonu affaire bi que il faut que nit ñi di yeneen te jàmm li nga am fexeel ba sa morom am ko su ko mënta amit nga buñ koo rawee lu bari mais da ngay gis parce que série du kenn moo koy def du ñaar moo koy def du ñett moo koy def équipe la moo ngi mel ni tey ñu yëkkati rek jox la dépense sa jëkkër ni la demal duggi marché yëkkati dépense bu fort lu mel ni 30 000 jox la nga jënd carotte bu gën a ngand wala suppe mais jënd coof jënd nangam loo togg te amul xorom amul sens xam nga xorom fee la jaar lujum jaar ne ceeb jaar ne mais boole gi ñu àndandoo boole ku nekk nangul sa morom moo tax boo ko yekkee mbir mi neex waa kay c'est ça macha allah li nga wax am na solo lool li nga xamante ni rek bëgg nañ ko laajaat mooy comme ñu ngi ci aar bi ba tey est-ce que milliards yi chef de l'État yëkkati jox ko ñi nga xamante ne ñooy artistes comédiens yi yéen a ngi ciy gis seen bopp. non man loolu ci yow sax dama koy dégg ci réew mi nii rek. waaw man nag du ma ci mere sa président Macky Sall. du ma ko ci mere parce que moom li ko war def na ko mais ci ay loxo la ko teg. d'accord loxo yooyu mu ko teg ñoo waroon a xool acteurs culturels yi nga xam ne ñoo ngi ci Sénégal. di jariñ réew mi. ñu fexe leen nag kat même bu dul dara sax au moins ñu musal leen mais bu ñu jëlee ay producteurs wala ñu jël ay réalisateurs wala ñu jël ay preneurs de son wala ñu jël ay scénaristes ku ci nekk ñu yëkkati jox la bàyyi ñu am na troupe théâtrale yi gën a mag ci Sénégal tey koo laajoon ndax milliards yooyu ñu la jox am nga ci danaan la déedéet du man rek. troupe jàmm am na récépissé. Soleil Levant ngi fi. jàkkee na ngi fi daaray Kocc ngi fi jamono tey siggi ba ay. troupe Kébémer bi xam nga bu ñoom Aline Badara moo ngi fii troupe ak baara yëgoo bu Ndar tey foo demoon laaj leen ndax milliards yooyu gis ngeen ko ñu ci bëri dañ naan la noo gisuñu ko du dëgg te nag très sérieusement bi mu koy joxee cinéma rek taxul mu di ko joxee daf ko jox pour les acteurs culturels xam nga artistes yi ñun dañuy xar suñu tànk tubay yore drapeau Sénégal xam nga
fexe koo yëkkati ba àddina bi yëpp xam ne Sénégal am na acteur kon ñooñu nag bu Macky Sall yoree xol bu rafet am lu mu wàcce teg ko ci ay loxoy nit ñooñu war nañoo dem seeti ñooñu au moins bu dul dara ñu yëkkati dara jox leen ko man de milliards yooyu ma dégg ne Macky Sall jox na ko araamal naa ko quoi parce que xaw ma fu mu jugee xaw ma kañ lañ ko jox man sama produit yi ma def yëpp maa jël sama propre moyen def ko te du ma bàyyi ndax yàlla moo tax may def te théâtre yàlla dimbali na ma ba ma am ci métier ba nga xam mën naa ci produire ay film nit ñi di ci jaruñu may fay samay artistes waaw dama bëgg nag vraiment ñi mag yi jiital xam nga te ñuy nekk ci côté culture vraiment ñu yaatal daal parce que dafa am ñoo xam ne kenn mën leen cee génne daal acca loolu la fi bàyyi ñu yaatal ñi nga xamante ni son excellence jox na leen ay koppar ngir ñu daal di koy séddale acteurs culturels yi kenn nañ fexe ba kenn ku nekk aussi gis ci seen bopp loolu la ki nga xamante ni mooy Père Zora loolu la fi bàyyi ci li nga xamante ni mooy seen émission cloche bii nag ma lay posé moom mooy sa xarit sa rak Papa Diouf say relation ak moom. non kooku suma doom la. sa doom waaw maa ngi moom dañoo dépassé xarit. acca jeex na sa doom moom daf ma def may kilifaam. ndeysaan. parce que daf ko jaral. mu ne ma grand man yaay sama kilifa. te li ci gën a yéeme mooy ki mu dénk boppam ginnaaw yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba. muy Pape Boucar Diouf. kooku suma xarit la. ñoo bokkoon classe. yarandoo. màggandoo. fowandoo dëkkandoo teewan. mu doon nit ku baax. moom it jël cëram ni ma sama cër ak sa cër yëpp jël naa ko jox la ko pour nga teel ma sama rakk. Pape nag mata doon xale bu mata téye parce que su ma ko woowee téléphone sax day tiit parce que gis nga nit ku mel noonu dafa baax ku koy wax dëgg parce que Sénégal am na dugub boo xam boo fa yeggee ñi lay dar ñëpp dañ lay raay comprendre nga ñi lay dar ñëpp dañ lay raay duñ la nangoo wax dëgg te loolu arrangé wul nit ku baax. d'accord. nit boo dee star wala nga doon ko xam ne àdduna bi ràññee nañ la sa ginnaaw da nga war am ñoo xam ni soxlaa luñ nga dërëm ñoom sax ñoo lay may. d'accord xam nga bu ko defee boo naree drapé wala nga nar a def naka sodul noonu buñ la waxee di nga leen déggal loolu di lay dimbali ci sa liggéey. ba tax yow doo yëg sa bopp te di nga gën a góorgóorlu. d'accord Pape Diouf nag loolu moo ko dal ci sama diggante ak moom. d'accord. duma ko may dara. ndeysaan. bu fekkee ne sax dañuy dafa def concert. wala mu def soirée wala mu def nangam bu xëyee fajar man la njëkk a woo. ni ma père noo gisee su baaxee man ko baax na bu baaxul man ko baaxul mun ma lan moo tax xale buy déglu nag. ma ne ko lii ak laa. mun ma tu as raison su beneen yoonee mu def lu gën a baax loolu. loolu moo tax très sérieusement xëy na li ma moom muy cër. mu jox ma ko ba mat sëkk waaw ayca mu nekk message fort le temps ma bàyyi la nga xaw a fomp waxloo naa la ba nga sonn mais ñu delluwaat tuuti Bercy ndax wax nga relation bu fort bi nga xamante ni am nga ko ak moom. mais ñu ci bari surtout nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi dañu xamal ne le jour Bercy bi Père Zora dafa créer boucan parce que dafa jaawale porte bi mu waroon a dugg ñu ne ko ci bii nga waroon a dem mu dem dugg ci beneen bi ban interprétation nga ciy def parce que nag vous êtes la personne la mieux placée pour waxtaan. non dañu juum parce que man jaawalewu may porte ndax ki organisé muy maxu suba teel. waaw sama rakk la. d'accord ne ma yaay sama papa. d'accord. avion la ma jëlal Air France. jox ma hôtel. jox ma sama cër ba mat. am ci man confiance. dañuy ñëw ay 1h30 boobu nit ñi commencé nañu ñëw fees dal. ñu bloqué bunt yëpp tëj ko. d'accord. porte bi artistes yi war a jaaree. xam nga sécurité yi nekk France. ñoom li yàlla xam doy na. ba pare affaire politique ñu bëggoon ko ci dugal. am benn femme boo xam ni Pape Diouf daf ko parrainé ci guddi gi. ku dëkk Italie marraine du moins. d'accord. ci guddi gi te mu dëkk Italie. xam nga ñu ñëw bëgg indi affaire politique di tuuri ay poudre rek ay di yu xoog yooyu. tubaab bu gisee loolu day tiit. ñu tëj bunt yi fekk ni ñun loolu intéressé wuñu xam lan moo ñu intéressé boobu fekk na embouteillage am na Paris. nit ñi fees nañ del te il faut ñu ubbi bunt yi ndax xam nañ Sénégal. ok ndax xam nañu bu ñu yeexee ubbi 10 minutes rek dina am ko profité am lu mu filmer génne ni xëy na lii dafa fiasco wala dafa nangam. te du génne li xew wala li mu gis. di ko def ma ñëw nag nii tubaab bi il faut ñu ubbi bunt bi parce que boobu artistes yu mag yëpp ngi taxaw ci biti war a dugg. ay ñoom Fallou Dieng. ay ñoom Daba Sey. ay ñoom Salam ay ñoom extra boo fa nekkee. di lim damay juum xam nga.
ma ñëw ni leen il faut ngeen ubbi buntu pour nit ñi dugg. parce que tamit wax dëggante yàlla bu nit ñi ñëwee te ñu war a def prestation dugguñu loolu amul sens. ñu téye ay ñoom Balla Gaye ñu muutuloo tout le monde ñu bëgg a bloqué bunt bi kenn duggul ba noonu la Balla Gaye retourné dem ci laa ñëwee nag jëngu nag nii nañu ubbi bunt bi. max suba teel ñëw tamit nii nañu ubbi bunt bi. ñu ubbi bunt bi nit ñu dugg. mais amul xeex amul xuloo ñun ay sénégalais nañu. ñun amul dara lu xam ne luy jaxasee lu ñuy def la. mais nag am nañu fulla ak fayda bu toll de que ku ñu nar a yàqal suñu bës. ñu taxaw nag ci fulla ak fayda fexe ba bës ba bañ a yàqu loolu kese la. mais amul xeex amul xuloo. wax nga dégg ngeen li nga xamante ni moom la Père Zora leeral donc désormais am ngeen ci explication nette et claire ci li nga xamante ni moo xewoon ci Bercy ba te ñëpp jàppoo woon ne aussi que ne Père Zora moo doon créé boucan bi tel n'est pas le cas. benn bi Pape Diouf yow aussi nga nekk kilifa ci mbir mi. ndax comme ni nga wax sànq Pape Diouf daf la déggal. dafa nekk koo xamante ni aussi lay déglu say conseil lan moo waral séparation boobu parce que ñaari géwal yoo xamante ni dañoo war a dimbali Sénégal kenn ku ci nekk bu toogee ne moroomam sama doom la sama rakk la sama nangam te au fin fond dañuy gis ne y a une séparation boo xamante ni am na ci ñoom te xamuñu lan moo ko waral. mais laaj nga kàddu bu am solo. Pape sama rakk la. mais Wally Pape am coon samay sangu mag nañu muy xaar mbay ma jàgg kon ñooñu ñun suñuy sang nañu. tey boo doon xool ñoo ma gën a sax jege. waaye relation bi ma am ak Pape Diouf. Pape moo ko fexe ba loolu am ndax dama dëkk Pikine mu dëkk Pikine. mu ñëw tafuma. d'accord. mais li mu leen di wax rek ci ñoom ñaar mooy. dañu war a xam ni àddina bi dafa jeex ba pare. te siiw bi ñu gën a siiw seeni moroom du ci ñoom yàlla la su ko neexul woon du am te ku ci nekk amagoo 40 ans kon seen digg wërsëg ci la nekk tey dara gënul woon a neex ñoom ñaar concert am Pape Diouf yéeg way Wally yéeg way. mais américains yi loolu la ñuy. américains yi loolu la ñuy def du américain rek même France. dëkk boo mën a dem ci monde bi laa wax. star yi gën a mag ca dëkk ba. ay xarit nañu. parce que ñooy mayante xaalis. léegi est-ce que ñun mën nañoo xaar yow comme kenn defagu ko. yow tey nga def boobu maanaam recours fexe ñoom ñaar aussi li ñuy wax te nit ñi leen di seetaan sax xam nañ ne lii nii des naa doon dëgg ci ñoom. au fait ñu rafetal mbir yi. non man ma yaakaar ni tam ba tey. xëy na Wally li muy doon xale. Pape Diouf tam li muy doon xale. ñoom ñaar kenn war ci jàppal sa morom lu bon. c'est-à-dire àddina Sénégal moo tëddee noonu nit ñi ñoo bàyyiwul kenn bugguñu gis. ñaari nit ñuy àndal. mais ñoom ñaar xam naa ni de man waxuma man. waxuma man ah. mais ki ma gën a tuut sax mën na ko lijjanti. du dëgg. parce que bokkuñu public. dama dëgg. bokkuñu ay fans. jeunesse bi daal moo jeunesse bi leen bëgg te jeunesse bi yëpp daal benn la. te jeunesse bi yëpp benn la. waaw léegi ñun kay li ñu bëgg kay mooy ñu rafetal mbir yi. man daal lu ma mën ci lu baax. waaw def pour ko dox ko. waaw ñun ñoo la yónnee ñun jeunesse bi ah. yéen jeunesse bi. ñoo la dinaa leen ko defal. acca dinaa dem gis Wally waxtaan te ak booy moom wax ak moom ba wax ak Pape Diouf indi ko Sénégal set ñëpp am ko en direct. bu soobee yàlla ak yonent ci bi kàttan yàlla na ko yàlla def nag. amiin parce que loolu bu ko yàlla defee. waaw nga ne la ci Pape Diouf. non nga ne la ci Wally xéwal day nga ne la dugg ci ci Sénégal Sénégal, gépp voilà. parce que ñaari booy yooyu. wax dëggante yàlla. ñun ñooy suñu fierté. ak yeneen booy yi sax. voilà ñooy suñu fierté. xoolal Youssou Ndour tey ni mu mel ak ay ñoom Omar Pène. mel ko ay ñoom Baba Maal. Thione Seck xewlu fi Bercy. invité yu non Youssou Ndour xewlu fi Bercy. invité Thione Seck invité d'honneur. am na wala amul. bien sûr. te pourtant dañu doon concurrencer. mais dañ ko dox ba yàlla boole leen ñu bokk même chaîne. di way di partage di kii di way maamam kii di way maamam. mu neex lool mu neex lool neex àddina bi yëpp. mais c'est-à-dire que ñoom ay xale nañu. te seen wërsëg dafa yaatu. te li ci des bari na. nañu góorgóorlu fexe jubóo. en tout cas dénk nañ la ko te yónnee nañ la ca mbir ma. bu soobee yàlla yonti bi loolu dinaa ci dox ba
indi ko Sénégal 7. jeex na teg ko ci seen loxo ngeen tasaare ko. ma waxtaan ak ñoom maa la wax man maay caat merci bi tas. jeex na sunu question bu mujj nag parce que l'émission tire à sa fin est-ce que mën nañoo xaar incha allah Père Zora mu nekk daal di postuler def candidature dugg ci politique bi. non man du ma politique nag non du ma politique nag mais nag am naa ay xaritu politiciens yi. mais nii programme bi jamono ji élection yi di waaj a ñëw kan nga fi gis koo xamante ni programme am doy na la. waaw xam nga problème bi mooy que mën na naa la du ma politique mais am naa xarit buy politique. ok moo tax may laaj programme boobu. ba sama xarit boobu di politique. lu mu nekk rek maa ngi ci. yow cherché woo pour comprendre. non xam nga la ma war a loolu. koo yarandool màggandool fa andoog moom. ba dara du dara ngeen di ànd. nga jël sa taaw tuddee ko. nu mu tudd. Mame Laye Mbengue. d'accord xam nga tey ji moom boo ko laajee artistes yi ci Sénégal yëpp. danaan Mansour Mbaye mooy sama artiste. d'accord man boo ma laajoon politiciens yi ci Sénégal yëpp kuy sa politicien dama naan Mame Laye Mbengue mooy sama politicien. parce que bu ma soñoon mooy doon président Sénégal waaw. d'accord donc gis ngeen mi ngi noonu émission baa ngi yaakaaroon naa ne li ñu leen indiloon neex na leen di la sant bu baax a baax Mbaye jërëjëf. di kontaan bu baax a baax nag ci ñëwoon fii dalal bi neex nañu. bëgg nañ bu baax a baax xanaa nga wax sa kàddu bu mujj rek. sama kàddu bu mujj mooy di ñaax rek Pape Ngagne na góorgóorlu bu baax. ndax yoon bu baax yombul. il faut que xaaxam yi bari. waaye na gëm boppam rek. gis nga nit boo gëmee yàlla wóolu ko. am ñaanu ndey am ñaanu bàyyi. kenn mënul laa teree dem. fexeel nag ba loolu rek. nga fexe ba am ko. may lancer un appel à tous les Sénégalais nag. na ku nekk fonk sa ndey. fonk sa bàyyi sëriñ neex na trop. mais ndey bàyyi yamul la dara. képp ku ndeyam ak bàyyi du dund. na nga góorgóorlu balaa génn àddina fexe ba am ngërëmam dina tax nga sauver ci sa àddina. d'accord waaw message boobu daal mooy bu mujj quoi. ndeysaan message bu fort la mi ngi noonu nañu gën a joxaat place ñi nga xamante ni mooy sunuy waajur loolu la fii ki nga xamante ni mooy Père Zora mi ñu seet si woon tey cloche bàyyi ñun nag kontaan la ñuy def di nuyu ñëpp mais di remercier Aliou mi nga xamante ni tey moom laa àndaloon di remercier Pape de passage waaye di remercier képp koo xamante ni jamono ji mi ngi ñu doon seetaan sur Sénégal 7 di ñaanal ñëpp jàmm di la ñaanal yàlla defal la yàgg yokk tekki jariñu ci bàkki Sëñ Touba. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée et passez une bonne fête de 24 décembre. Bye bye.